lu ko ci micro Tilo Amadou Sam. on di wax loo xam ne nii lu ñu naqari la waaye en même temps di wax autorité bi ne na jël ay responsabilités par rapport ak suñuy problème parce que suñu camarade Serigne Fallou Sène bi mu wàccee liggéey état daf ne woon dina def de sorte que justice am ci affaire boobu ba léegi ñu ngi déglu waxaguñ ñu lu leer par rapport ak question boobu. dañu pare pour leeral fii ne université pour ñu verser suñu ay droits d'inscription pédagogique Ecobank lañ ñu tegaloon mu amoon ñaar fukki agence ak ñaar te terewul étudiants yi dañ daan souffrir même pour mën a verser seen ay droits d'inscription ndax ñun dañoo takku université Cheikh Anta Diop tey mën nañ ko xayma ci plus de 65 000 étudiants te ñooñu ñëpp soo leen bëggee yóbbu ci 22 agences yooyu sax problème day am des fois da ngay dem guddi gi pour inscrire toog fa di xaar ba bët set wala nga dem fajar toog fa di xaar ba jant bi sowaat pour nga mën a fay sa droit d'inscription. Ecobank boobu tey dafa génn ci système boobu noonu de réception des droits d'inscription ñu indil ñu Proximo ak Proxicash. ñu am beneen structure boo xam ne am na sécurité bi war ay dégg ñu multiplier ko bu baax ndax étudiants yi mën a fay seen ay droits d'inscription te bañ fa taxaw ay heures pourquoi ñuy def ay waxtu pour fay droit d'inscription kese. ñu wax ci mbiru koom ak budget atum ren ji Sénégal nag ñu xayma ko ci 4071 milliards fii ci suñu Sénégal ñu gis na rek ak koppar boobu yokku ci budget atum 2009 daloon nañ ko foofee ci assemblée nationale te dinañ ci mën a sukkandiku rek ngir taxaw ci lépp loo xam ne nguuru Sénégal fas nag amal ci atum ren ji Assane Fall teewoon na foofee ci assemblée nationale andi ceeg jafara ba mu am yokkute gu toll ci 297 milliards budget bu sunu réew ren ji dina am yokkute gu ëpp 4000 milliards député yu nekk ci pencum ndaw réew mi ci seen majorité adopté nañ ko yokkute gi nekk ci bile budget moom Amadou Ba di ci andi ay leeral. gis nañ ni que investissement bi ci budget bi li président bëgg mooy ne investissement yi toll ci 1400 milliards maanaam junni milliards ak juróom-ñetti téeméer et ça c'est important. lan la budget bi di def budget bi mooy tax ñu fay bor bi newoon nañ leen fii bor bi xëy na ñi ñaa ngi ciy wax. mais à partir de 2019 waxoon nañ ko fi yàgg na bor bi dina commencé wàññeeku. leneen li nga xam ne mandarga budget bi la mooy masse salariale bi dafa yokk ndax at bi salaire yi dina yokk presque téeméeri milliards. ab budget boo xam ne ñi nekk ci kujje gi ñoom critiqué nañ ko bu baax. dañoo sëf budget Sénégal lu mu attanu HCCT CSE agence yu dul jeex ministère yu dul jeex ay conseils yu dul jeex nan la ñu mën a nekk ci jafe-jafe tension de trésorerie ñu ne kat présidence yokk nañ ko 4 milliards pour ay salaires donc problème yi ñu am ñoom ñoo ko teg Sénégal. 3700 quelques milliards yi la wotee loon daaw ku ne xam na ni député yi fi nekk yépp lan la ko joxe woon jëfandiku leen ko woon noonu 1000 et quelques milliards yoo xamante ni tey amu leen ko woon ci bis daaw bi. kon bu nga ñëwee laaj 4071 milliards année électorale bi ñu jëm bokk na ci mais xam naa ni bu la ko ñuy wotelee tamit doo ko jëfandikoo ndax doo am xaalis bi. li jëm ci coow bu juddoo ci tension financière bi ñuy lam-laamee ci sunu réew ministre bi ñu dénk koom-koomu réew mi le moom ati andi ay assurance ci bonne santé financière u Sénégal. koom-koom yow mu tegu na ci yoon. wax naa leen léegi li nekk ci keesu état bi. 383 ou 480 affaire boobu je veux pas mi ngi ci kees bi tey banque centrale. kon ku bëgg a def politique bëgg am looy nëbb wala askan bi avenir u askan bi bañ a nekk sa xalaat tu as de quoi régler tes problèmes en 2 ou 3 mois. ginnaaw ay weccante kàddu yu xaw a dëgër ci ab séance plénière boo xam ne yàgg na loolu député yu féetee ci majorité bi validé budget wu état wu Sénégal te ñoom benn yaakaar dong la ñu am mooy dinañ dugal seen loxo ci émergence su Sénégal. Cheikh Assane Fall dañuy desandeek jëwriñ bi ñu denk lépp lu aju ci koom-koom fii ci Sénégal moom nag àdduna jëmale ci bor bi nga xam ne rek nguuru Sénégal yoraloon na ko école privée yi mu ne boo gisoon mu am jafe-jafe dafa fekkoon ne rek jotuñ ko woon dugal ci budget atum 2018 wante loole rek atum 2019 dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñu teewlu ay kàddu. donc ma bëggoon a dalal seen xel lépp lu jëm ci école privée yi ak. ñu ngi ciy trouver ay solution am nañu xaalis mais yoon moo ñu mayul ñu fay leen il faut que ça soit clair yoon moo ñu mayul ñu fay leen te wax nañ leen ko te bu ñu ko defoon yéen da ngeen ñu waroon critiquer parce que bu ñu ko defoon seen pouvoir la ñuy nangu booy gouvernement bi toog na ci kiyam gouvernement bi di nga cër bi nga xam ni askan bi ko jox assemblée gouvernement bi nangu ko di ko doxal. Mais ça ne me semble pas être une bonne démarche, ça ne me semble pas être une bonne vision.
dëppoowul ak gis-gisu président Macky Sall en termes de gouvernance et en termes de transparence. ñu desandik budget bi ak waa hydraulique atum ren ji nag seen budget yokku na ci juróom-benni téeméeri million ci suñu xaalis loolu nag nu gis na rek ñu xayma ko ci 106 milliards francs CFA dina may li nga xam ne mooy yëngu ci lépp lu aju ci séddale ndox mi fii ci Sénégal ñu mën ki sukkandiku jëwriñ bi ñu denk lépp lu aju ci wàllu hydraulique sax sukkandiku ci TASEM ak député yi adduwaat ci lépp lu aju ci mbiru SDE mu ne dinañ leeral mbir mi ci boppu askan bi Habib Faye teewoon fànn ceeg yu subar dooraat nañ woote budget atum 2019 ca pencum ndawum réew mi bile yoon jëwriñ gi ñu dénk wàllum ndox meek assainissement fii ci mim réew moo fa jaaroon budget boobee yokku nañ ko ci lu toll ci milliards ak lu tof. yokk boobu mu yokk nag dafay ñuy permettre ñu gën a toppat projet nga xam ne ñoom la ñu tàmbali woon mooy KMS 3 donc nga xam ni mi ngi dox fu mu nekk nii dessalement bi daañ ko travaux yi dana commencé fi lekk ñaari weer ñetti weer tout au plus. aussi donc am na yenn projet mooy PSDAC nga xam ni moo tax Dakar léegi amatul jafe-jafe ñi ci ndox mi noonu donc yëpp dafa budget bi daf ko jël en charge. Mbiccoog mbaaloo gi ñeel wàllum contrat de refermage gi diggante Veolia Suez ak ñi di waa SDE Mansour Faye yëkkati ci kàddu yi di leeral. bu ñuy évaluer aussi dañuy évaluer la conformité des offres. la cohérence des offres loolu moo tax ñi nga xam ne ay seen xel dafa màññ wala xarañ ci fiscalité ci affaire juriste ci affaire maanaam passation de marché wala ci affaire hydraulique ba ñu waxtaanee xool ceytu maanaam offre yi nga xam ne moom la candidat yi joxe loolu mooy indi ñu ni dañuy jox attribution provisoire au niveau de Suez Group. rax ci dolli di dalal xeluk liggéeykatu SDE yi. liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk présentement ci SDE. seen liggéey duñ ko ñàkk mooy les travailleurs permanents ñu wax les travailleurs permanents ñoo ngi nga xam ne dañu am contrat à durée indéterminée kenn du ci ñàkk sa liggéey même directeur général bi sax du ñàkk liggéeyam en tant qu'agent. majorité présidentielle bi woote na lii di budget ministère boobee yor wàllum ndox mi fii ci mim réew ba tax na itam lu toll ci téeméer ak juróom benn milliard ak lu ko weesu lañ ko wooteel ngir mu mën a doxal ci atum 2019 gi ba tax na itam l'état wu Sénégal moom lii di objectif am rek mooy mu séddale ndox mu set sell waaye assainissement gi mën a jaar yoon fii ak 2021. Habib Faye dañu dem ba ca diwaanu Richard Toll ak amical bi ëmb cadre yi nekk ca CSS ñoom nag ñoo doon amal ab randonnée pédestre sukkandiku ci loolee nji àddu rek ci li nga xam ne seen njàqare la aju ci nguuru Sénégal li mu jëloon dogal ni dina baaxee ñi yëngu ci wàllu njënd ak njaay ñu mën a importer lu toll ci 30 000 tonnes maanaam suñu bu ko defee rek lépp lu aju ci wàllu suukar bi fii ñu neen martale na loolu nag dañ ne boo moyul dina indi ay gàllankoor ci seen ay yëngu-yëngu ba tax ñuy sàkku ci kilifa yi ñu xoolaat mbir moomee ñu teewlu kenn ci ñoom Ansou Bali Ñabali lay tudd. Organisé woon randonnée pédestre pour lancer suñu campagne de production 2018-2019 ku wax campagne de production mooy jéggi na Richard Toll ça parle Sénégal bi yëpp le concerné. suñu mbégte boobu xaw na am tuuti lu ko xajamal mooy autorisation d'importation yu ñu joxe fan yii suñu xoolee suñu campagne record bu ñu def année dernière 144 000 tonnes de production on a largement de quoi satisfaire la consommation nationale. bi balaa ñuy commencer production bi après 15 jours encore de consommation si niveau national on n'avait vraiment pas besoin ñu jox gars yi autorisation d'importation mais vraiment ça commence à être récurrent. donc vraiment ñu ngi ñaan gouvernement bi jiitu réew bi en premier genre problème yooyu ñu régler ko une bonne fois pour toutes pour vraiment bañ nekk menace pour compagnie sucrière année bi nag moom 200 000 tonnes yi c'est l'objectif ba 2025. njiitu réew mi Macky Sall di sàkku ci waa secteur privé fii ci Sénégal nag ñu dugal seen loxo ci lépp lu aju ci yeesalaat kër liggéeykaay yi ñu gis ne rek loolu dina gën a dooleel suñu réew ci lépp lu aju ci wàllu koom-koom kaddu yooyu nag mu ngi koy yëkkati gannaaw bu ñuy inauguré parc exposition foofee ca Diamniadio ñu teewlu ay kaddum ci micro Ousseynou Thiam. parc exposition bi la de doon na ci outil yi nga xam ne nii yu yees la jëm rek ci lii di développement économique bu Sénégal comme ni ngeen ko xamee lii di secteur des foires ak exposition doon na lu am solo ci capitalu économique bu dëkk.
il faut que lii di exportation yi tamit ñu jaarale ko ci investissement direct yu étranger yi ñu gën koo renforcer ndax tey sax booy seet lii di taux de croissance bi weesu na lii di 6%. ngir jëmmal lu ñu mel nag il faut que potentiel activité économique boobu nag ñu gën koo ñaŋal jaareel ko ci xam-xamu ñi di acteurs économiques yi di wax ne rek lii di centre des expositions bii dafa ñëw dooleeku ci lii di SICAD ak lii di hôtel Radisson dinañ fi tabax tamit beneen hôtel bu bees lépp nag jël rek yeesalaat li nga xam ne lii moom moo jëm ci DGPU lii di secteur privé bi nag war naa nag jàppale bu baax lii di état bi nag superstructure la rek waaye li ci des lii di secteur privé bi moom moo ko war a def. ca diwaanu ngeen nekk ci région bu Louga foofee nag askan wi daloon nañ seen poste gendarmerie bu yees ci teewaayu général Cheikh Sène commandant de la gendarmerie nationale mu ne nag ak boobule makkaan dina may askan wi ñu gën a wéyal xeex bi ci lépp lu aju ci càccum jur yi ñu fa nemmeeku yenn ñaawte fii ak itam jafe-jafe yi ñu doon am ci kaw tali bi rek bu ko defee tamit askan yi mën a am dund bu mucc ayib Thierno Fall teewoon na fa. ci njiital haut commandant de la gendarmerie commune bu Ngën Saar daloo ab poste gendarmerie bu yees tax kilifa yi takk der yi di xamle ni jumtuwaay bu ni mel soxaloon na lool askan wi yeewoo ci diiwaan gi ngir ñu mën a saytu seen kaaraange. li ñu def fii tey itteel la autorité yi gën a mag ci Sénégal en commençant par le président de la République sécurité des citoyens ñu rapproché ko ci population yi loolu moo tax ñu indi poste bi au niveau de l'arrondissement de Sakal ici à Ngën Saar. poste de gendarmerie bii nag bari na njëriñ lool ci gox bi ndax dina leen jàppale ci wàllum surveillance générale dooleen leen ci xeex bi nga xamee ni ñu ngi koy jëmale ci wàllum délinquance waaye itam gën leen a jegaleeg askan wi nga xamee ni si ñoom la ñuy aar. Ces postes que nous mettons en place nous permettent au moins de garantir la proximité avec la population parce que c'est pas du loo xam ne dañ koy wax rek dañ ko war a jëf population bu ñu génnee gis gendarmerie bu ñu nekkee tali bi gis ñu. bu guddee ñu gis ñu bu bëccëgee ñu gis ñu loolu moo waral lii loolu mooy. général Cheikh Sène daal dinay profité ci inauguration bi daal di sàkku ci askanu Ngën Saar ñu collaborer bu baax ak way takk der yi ngir ñu gën leen a mën a aar. parce que insécurité bi ni ma ko waxee tali bi insécurité la délinquance yu bees yi insécurité la terrorisme insécurité la et terrorisme c'est un grand délinquant boo xam ne fu nekk mën na fa dem fu nekk mën na fa dëkk fu nekk mën na fa camper. loolu nag yéen a war a xool seen àll seen dëkk seen i kër gan ku leen fi xamul mu nekk fa kenn xamul lu ko fi indi wala lu mu fay def même bu dee dafa loué ñëw leen signaler ko gendarmerie discrètement. poste de gendarmerie bii nag directeur général bu Sénécartour di doomu dëkk bi moom moo ko tabax ci lu ëpp juróom-ñett fukki millions fii nag am na ab bâtiment administratif ab logement familial ak ab célibatorium bu nga xamee ni mën naa dalal lu ëpp fukki gendarme. ñu wax ci àq ak yelleefu askan wi rek Sénégal ñu gis ne rek ab pays modèle la ci àdduna bi rawatina fii ci Afrique sowu jant loole nag bàyyi ko ci étude biñ ci amal ñu ko doon jébbal kilifa yi tey loole aju ci ñetteelu cycle bu examen périodique te ñu amaloon ko tey fii ci Ndakaaru Cheikh Diop te jëloon kàddu Ismaïla Madior Fall ñu teewlu ko. dëgëral droit de l'homme dafa nekk loo xamante ni du jeex voilà moo tax bi ñu defee recommandation yi. Sénégal dafa accepté daanaka recommandation yëpp parce que sur les 256 accepté nañu 221 recommandations yi quasiment li nga xamante ne rek Sénégal dafa ne duñ ko mën a nangu ndaxte ci suñu réew loolu pareeguñu pour mën ko accepter dafa am yoo xamante ci code de la famille la nekk ay autorité parentale ak yooyu comme dañu gis ne dafa nekk ay questions sociétales yu sensible ñu ne yooyu daal pareeguñu pour accepter ko. boole ci benn aussi boo xamante ni wax nañu ci lu leer ne loolu tamit mënuñu ko accepter mooy li ñuy wax légalisation homosexualité mooy affaire góor jigéen yi loolu tamit dañuy wax ne ñun suñu dëkk comme ni ko président de la République waxe woon Obama bi mu fi ñëwee suñu dëkk Sénégal pareegul pour légaliser homosexualité. Sénégal passage am bi dafay wone réputation bi nga xam ne dëkk bi am na ko en matière de respect des droits de l'homme moo tax dañuy élire fi mu nekk nii pour la 3e fois. au Conseil des droits de l'homme de l'ONU loolu tam mooy expliqué ne à partir de 2019 janvier 2019 Sénégal moom mooy présider le Conseil des droits de l'homme
ñu wax ci leneen rawatina mbiru politique njiital modèle Ibrahima Sall moom di sàkku ci ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu politique fii ci Sénégal rawatina ku jege ak ñi féete ci nguur gi ñu toog waxtaan bu ko demee jàmm sax dak fii ci Sénégal gis na ne nag ci gannaaw bu muy tase ay militant ak taskatu xibaar yi foofu ñu jàppale askanu Guet Ndar bu ko defee lépp lu aju ci jafe-jafe yi ñuy gis rek rawatina ci langue barbare ñu mën ci indi ay solution. Reportage Ousseynou Thiam. Mouvement pour la démocratie et les libertés du modèle investir seen candidat di président de la République Macky Sall ndaje bi ñu ko doon amal ci diwaanu Ndar Géej. mooy parti bi investir président Macky Sall comme candidat du modèle à l'élection du président de la République 2019. On est également pour le 24 février massivement Saint-Louis vote dans sa plus grande majorité pour le président Macky Sall. Je demande Ndar waa Ndar ñëpp nañu votel Macky Sall le 24 février 2019. fii nag ki nga xamante ni mooy président bu modèle di Ibrahima Sall yëkkati kàddu nag jëmale ko ci way politique yi rawatina opposition ak pouvoir mu ni xiiroo ak ŋaayoo bi jaru ko te itam ci élection yi lée dañ ci war a dem ci jàmm ak salaam. démocratie nag ñëpp ñu nekk ci langue gi ñoo bokk réew mi ay frère lañu nañu rafetal ànd bi rafetal wax ji rafetal toogin wi ndax ku fi def lu ñaaw ku fi def njombe nga baa nga wax ko ci bu fi weesee da nga am gàcce. président bu modèle ak jafe-jafe yi nga xamante ni waa Guet Ndar am nañ ko ma ngay ñaan sax statut spécial jëmale ko ci gox boobu ndaxte géej gi na mu leen songee metti na lool. tey bi ma demee Guet Ndar waxtaan ak waa Guet Ndar ci seen i jafe-jafe la ma waxoon fii bi ma fi njëkkee ñëw meeting ne Ndar dafa war a am statut spécial lële wale na ko te loolu bis bu ngeen jàppalee président Macky Sall bañ falaat ko danañ ci taxaw ndax loolu lu war la. waa modèle daloon nañ seen dëkkuwaay bu yees ñu ne nag ci élection présidentielle yi ñu jëm président Macky Sall la ñuy àndal ngir mu mën a gën. mu nekkoon Ousseynou Diop ñu dem ba ca diwaanu Gambie foofee nag télévision nationale ba mu ne rek buñ ko jàppalewul du mën a matal lépp lu aju ci wàllu couverture médiatique ci sommet OCI bi ñuy mbaajal foofee ca diwaanu Banjul ba tax na rek muy sàkku rek jàppale ministre gambien bi ñu dënk lépp lu aju ci wàllu OCI bi nag di sàkku itam ci membre yi ñu baaxe leen lu toll ci fukki milliards ak ñett loolu yemook li ñuy yittewoo ngir mën a amal xew-xew bi nu mu waree Boubacar Diassi doxantu woon fa andi ceek Lamine Mandia. ay weer yu néew dong ñoo dox suñu digganteeg xew-xew bu mag bi nar a am ca Gambie mu doon fukkeeli ndaje ak ñeent bu kuréel bu yaatu te daj àdduna gi yépp tey ëmb lu ëpp ci réewu àdduna yu yëngu ci lislaam télévision publique bu Gambie nar cee taxawaay bi mat sëkk waaye lu ci xaw a doy waar mooy gii télévision daanaka amagul ay jumtukaay yu war ngir mu man cee am googu taxawaay. waaw am nañ fi comité national ne lu gouvernement bi loolu taxawal pour mu seet yëpp di nekk ci organisation bi ak tam conférence bi comité national boobu GRTS boobu la bokk pour ñu xool lan leen bëgg lan leen soxla ci technique ci formation ak tam production so loolu yëpp def nañ suñ budget bi comité national jot na ko ba pare lu ñu xaar mooy foog naa dafa dem ba 24 millions dollars foog naa soo xoolee boobu mun na dem ba 13 milliards CFA. ba tax na ministre bu yor wàllu information ci Gambie daal di tàllal loxo bépp réew bi ci mën jàpp. ñun ñu ngi taxaw pour gis ne ñu jàppale GRTS ñu waxtaan ak sun yeneen partenaires yi nekk ci bitim réew pour jàppale GRTS parce que xam nga OCI soo ko xoolee amina nekkul ne pays bi moo war a dépense yëpp fa nga at partenaires yi fa nga am yeneen organisation si nekk ci OCI sax mun leen a jàppale so parce que lii mooy suñ première fois. ñu jàpp bokk ni ngir télévision bu Gambie am taxawaay bu ñuy xaar ci moom te mu doon lu war. ci ndaje gii di fukkeeli ndaje ak ñeent bu OCI GRTS war naa indi ay coppite yu xool te ànd ak jamono rawatina mu jëfandikoo jumtukaay yu mucc ayib. ñu jógee Banjul dellusiwaat fii ci Sénégal rawatina Ndiassane foofe nag ñu ngi waajal bu baax a baax li nga xam ne mooy gàmmuwaat tey sax lañ ko fas yéene amal
ci loolu nag askan wi rawatina taalibe yi ñu ngi fay faral di ñëw ñenn ci ñoom nemmeekoon ay jafe-jafe rek rawatina ci wàllu dem beeg dikk bi seen digganteeg way tàkk der yi wante nag comité d'organisation bi ñoom jàpp nañ ne lépp yemb na tuuti rek la ñu bëgg ñu jàppale leen lu aju ci wàllu électrification bi Cheikh Anta Diop teewoon fa ànd ceeg say laatir. ginnaaw ay waxtoo des nag ñu àgg ci gàmmu gi fii ci Ndiassane ñu gis ne taalibe yi ñu ngi jóge fu nekk di dëkk fii ci dëkk bi tedd bi daanaka lépp loo xam ne jëm nañ ci wàllu organisation bi noppi na waaye nag am nañ ci ay jafe-jafe yoo xamante ne comité d'organisation bi nemmeeku na ko El Hadj Mohamed Kunta yor wàllu communication bu gàmmu gi. daanaka lépp yemb na engagement yi nga xamante jëloon nañ ko fële si CND bi ñu defoon au ministère de l'intérieur daanaka lépp lu bari lu jëm ci wàllu gàmmu gi ci wàllu organisation lépp daanaka yemb na lenn rek moo ci xaw a manqué tuuti mooy affaire électrification bi waaye électrification bi des na tuuti donc mais lu dul loolu daanaka lépp yemb na xanaa lenn aussi loo xamante ñi ngi koy ñaanoon nañ ko ñu ngi koy ñaanaat mooy ñu yombalal yoon wi suñu pèlerins yi nga xamante dañuy jóge bitim réew surtout au niveau de la sous-région. daanaka ay taalibe jóge nañ fu nekk di Gambie Mauritanie Burkina Faso ba ci Mali délégation bi jóge Gambie sax nee nañ dikk nañ ci jàmm fii ci Ndiassane waaye nag ci yoon wi amoon nañ ci ay jafe-jafe. gendarmerie ak douane daf ñuy sonal te bu ñu leen ne dañuy dem gàmmu Ndiassane du ñu tal loolu. ñoom seen liggéey rek la ñu tal loolu daal mooy suñu jafe-jafe te ñun foog ñu ñëw Ndiassane ak lu mu métti 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 il faut ñu ñëw Ndiassane kon ñu ngi ñaan gouvernement bi ñuy talibé yi jógee Ndiassane nañu gën a yombalal ñu suñu yoon yi waaw jógee Gambie jógee Casamance ñu gën a yombalal ñu yoon yi pour ñu mën a egg si Ndiassane ci jàmm. fii ci Ndiassane talibé yaa ngi ñëw ngir waajal gàmmu gi ren ji de muy téeméer ak fanweer ak ñeenteelu édition gàmmu gi fas yéeneen cee waxtaane soufisme ak yan pexe la ñu mën a jël ngir nag fexe ba dal am fii ci réewum Sénégal. ñu wax ci nawetaan dem ba ca diwaanu Fuladu foofe nag jot nañoo football ñetti final ODCAV bu zone A B C nekk foofe ca Kolda ci teewaalu kilifa yi ñuy sukkandiku ci li ne mel di rafetlu rek jéego yi nga xam ne jot nañ ko fa nemmeeku ci lépp lu aju ci wàllu fair play kaf foore te ñu gis ne rek loolee bokk na ci lii mën na jëmale gox ba kanam ñu teewlu parrain final yi Mamadou Diaw lay wuyoo ci micro Abdoulaye Diallo. suñu dëkk tey Kolda ñeenti zone moo fi nekk bu dee ñetti yi ñeenañ yow yaa war a nekk seen parrain ci ay événement yu mel nii loolu ndam la pour man mais dafay nekk li nga xam ne man damay jàpp ni daf may gën a ñaax ci li ma doon def parce que bi ñuy tàmbali benn zone moo ñu doon parrainé juróomi at ci ginnaaw après daaw a jéeg ñu commencé ak ñaari zone ren mu nekk ñett may yaakaar sax mu nekk ñeent parce que ndaw Kolda yi jaral nañu donc tey man li gën a am solo mooy li ma ci sama gis-gis mooy ñun suñu wareef ñun ñi nga xam ne ñoo jiite ñoo ŋànk mbiru politique ñu nekk ci nguur gi ak ci nekk ci opposition bi mooy fexe ba ndaw Kolda yi gis seen bopp ci lépp lu ñuy yëngu donc man loolu laa koy jàngate li ma ci waroon mooy gunge leen te yaakaar naa ni ñoom kontaan nañ ndax gis naa niñ ma teeroo ci ñetti fan yi donc man damay yaakaar rek damay ñaan ci ay at yi di ñëw moo gën a ma mën am pexe pour gën a mun defal ndawu Kolda yi ndax jar nañ ko. dañ ko waxee woon ci ponk yi dañ koy fàttaliwaat ak wuy ji borom kii di maître Jacques Bodin nekkoon avocat bu ñu ràññee di bokkoon tamit ci kàngam yi gënoon fës ci parti socialiste jot a liggéey ak Léopold Sédar Senghor Abdou Diouf ñuy xamal ne sax ci gouvernement Mamadou Lamine Loum la mujjee liggéey ci gouvernement kooke nag jot na fi jiite lépp lu aju ci mbiru tourisme environnement justice ak itam ministère des affaires étrangères muy ju borom tey ci suba fii ci Ndakaaru télévision Futur Média wala groupe Futur Média ci samay kàddu di ko jaale njaboot bi di ko jaale ñëpp ñi nga xam ne ñoo bokkoon parti socialiste ak moom ñu ngi xamal ne sax Babacar Diouf mu ngi en ligne foofee ca Diourbel fi nga xam ne rek fa la Jacques Bodin fekk baax Babacar Diouf gannaaw ba ma la nuyoo ana lan la ñu mën a jàpp ci li nga xam ne rek moom mooy ambiance bi am foofee ca diwaanu Diourbel gannaaw wuy ji borom kii di maître Jacques Bodin.
jërëjëf Ibou maa ngi doy nuyu di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan télé Futurs Médias di la wax ne fii ci Njaareem moom xibaar bi mu fi ñëwee ci subaak léegi nit ñi njàqare la ñu am triste nag ba am lu leen naqari ci seen xol booy xool sax ñoom ay jooy ngay bëgg a gis ci seen i bët ndaxte fi nga xamante ni moo di diwaanu Njaareem ki nga xam ne moo di Serigne Saliou Bodin ñu gën ko xam ci Jacques Bodin moom liggéey bu am solo la fi def moom nag nekkoon na fi maire comme ni nga ko waxee ñetti yoon ba fi nga xamante ni moo di diwaanu Diourbel ndaxte nag bu ñëwee ci mujj bi daal fi mu nekk nii ci mairie bu Diourbel li fi mujj a bàyyi moo di liggéey boo xam ne nii liggéey bu rafet la Jacques Bodin nag nekk nit ko nii nee nañ li mu def ci Njaareem benn maire defagu ko fi parce que nag am na lu bëri loo xam ne nii ci wàllu social moom avocat la woon moom dafa nekk maire ba pare di jàppale askan wi wante tamit boo amoon jafe-jafe ci wàllu justice moom boo dëkk Diourbel daf lay taxawu ni nga xamante ni moom la war a taxawoo nekkoon na nit koo xam ne nii nag ku bëggoon nag Serigne Saliou Mbacké la ba tax nag kër gi nga xamante ni fi la Serigne Saliou gane àdduna fii ci Njaareem moom ci bi mu nekkee maire la ko def délibération dem jébbal ko sëñ bi tamit ba pare moom li nga xamante ni moom moo ci tukkee ci wàllu payoor moom moo ko génne ci xaalisam joxe ko bu toll woon ci 500 000. Jacques Bodin nekk na nit koo xam ne tamit fii mu nekk ci Diourbel yaayam mu ngi fi yaayam sax ay rakkam fi mu nekk nii nan la ñuy fexee ba yaay ji yëpp li nga xamante ni moom moo xew ñu ngi koy nëppal pour bañ ko wax parce que nag yaay ji moom fi mu nekk nii téeméeri atam tegu na Jacques Bodin nag nekkoon na koo xam ne nii daal li ñu mën a jàpp fii ci moom ci jawaanu Njaareem mooy nit ku baax la ku defal askan wi la tamit amoon na social li ñu gën a jàpp nag mooy boo doon waxtaan ak moom doo ñepp ndax da ngay ree rek pour reetaan lu woon la même ci interview sax Jacques Bodin da lay reetaanloo ba yow mi nga xamante ni yow yaay def ak moom li nga xam ne moom mooy interview bi da ngay kontaan nekkoon na daal nit koo xam ne ni ku complet la ku mat la ku taxawu diwaanu Njaareem la Ibou. jërëjëf Babacar Diouf yàlla na fi mu jëm gënal ko fuuf fi mu bàyyi ko mbokk yi ñu ngi jégalu bu baax ndax duñ leen mën a baaxe tey lépp lu aju ci wàllu revue des titres ñu ci jégalu bu baax a baax mbokk yi fi la ñuy yemal ak yéen xibaaru digg njoloor gi di leen jaajëfal ci teewlu beeg safo bi ci kanam tuuti nag fii ak 19h30 di ngeen am beneen ëttu xibaar jërë ngeen jëf.